présente Madame Cissé Yeyali, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, vice-coordonnatrice du comité électoral TSS et coordonnatrice du comité électoral de Modou-Kane dans le quartier de Cité Lamy. Waaw man sànq dama jot benn vidéo bi ñu ma yónnee man bi ma ko seetaanee sax dama tiit parce que liñ ci wax yëpp 2/3 yëpp c'est des contre-vérités ma gis ñoo xam ne dañ leen ràññee ci parti réew mi ñu ŋànk ay communes donc nag moo tax ma am cette réaction gis ni ñoom dañ ko bëgg a instrumentaliser moo waral nag tey jii ñun tam suñu toogaay wax la véracité des faits ñun démb dañ nekkoon sur le terrain depuis pratiquement avant même le début de la campagne topp les instructions de notre candidat, les recommandations du candidat de Benno Bokk Yaakaar maanaam dem fekk nit ñi seen biir kër di waxtaan ak ñoom di def proximité xam nga kon booy def loolu di nga xalaat leneen du lu def violence démb nag ci ngoon mu am suñuy naataango yu newoon dañuy ñëw seet ci caravane am ku fi njëkk a jaar ñu saafantoog moom lancer des messages kooku dem suñu beneen naataango nag bu mu ñëwee fekk moom sa koñam fa lañ ko commencé moom di ko rechercher et par marque de responsabilité mu retranché wu bàyyi leen foofu ñëw fekk ñu fii biir Cité Lamy ñu toppaat ko fi nag ñun bi ñu taxawee fii ci buntu kër gi la ñu commencé di am ay jet de pierre bi ñuy tourner am kër goo xam ne dañoo toll ñoom seen terrasse sa kaw jël mu sànni ko ci cortège bi ñun tamit ñu réagir pas ñun tamit ñi ci cortège bi réagir te ampleur biñ ko jox man bi ma gisee vidéo bi damaa jaaxle parce que boo seetaanee vidéo bi dégg li ñuy wax da ngay tiit sax ndax yàlla moom ñun ñëpp la fi nekkal ni te booy wax da ngay xool sa taraayu bàmmeel la ma fa dégg nee nañu dañoo ñëw dugg seen biir kër dóor leeni xeer yàq seen kër fenêtre yi ak les portes ñu défoncé ko ba yëkkati fa benn duy ne bombe lacrymogène la te ñoom bañ koy def woowuñu police parce que lu mel noonu boo koy def da ngay woo constat ñun nag ba ñu commencé ni ba tey man yaakaaruma woon lii ndaxte ñu ngi dox di def liggéey bi ñu sant en toute responsabilité parce que ñun dañoo wóolu suñu bopp macha allah boo wóoloo sa bopp nag doo woote violence parce que xam nañ violence da yàq liggéey ñoom ñi nga xam ni nag demuñu ci nit ñi waxtaanuñu ak nit ñi nekk nañ fi boobu ba léegi on n'a pas vu résultat yi ñu def ñoom ñooy dem di utiliser violence pour nous intimider ñun nag kenn mënuñu intimider parce que fi ñu teg suñu tànk dañ koy xam fi ñu teg suñu tànk dañu ànd ak candidat boo xam ne sénégalais yépp ko wóolu parce que nag dafa liggéey bañ nga bëgg werante gis bokk ci réalisation ñépp ko gis sur le plan social dimbale doomu aadama yi dimbale 3e âge bërki démboo njaay rek sama benn un beau-frère bu retraité mi ngi may wax Macky Sall lim fi liggéey kenn liggéeyu ko fi si on l'attaque c'est pas sur son bilan déedéet ñoom nañu def comme ñun dañooy dem ci nit ñi waxal ñoom li ñuy teg seen loxo lu leer nàññe la ñoom nag comme amuñu dara lu ñuy teg ni ci kanamu nit ñi violence rek la ñu mën a def donc moo tax ñu ne dañuy woo leeral ko ñun xeexuñu xuloowuñu lii fi am musi fi am ñoom nag comme seen sànni tàccu la il faut ñu jéem a yàq tiital nit ñi kenn mënuñu tiital incha allah le 24 ñëppay ndekki ba suur ñëppay sangu ba set ñëppay sañse dem voter ji sànnil le candidat Macky Sall dès le premier tour incha allah
di ngeen dégg wii fii si Modou Kane ñoom bi ñu demee dañoo retranché wu ñoom ñëpp waa kër réew mi man nag fooga naa ne lu mu metti metti ku ne yaa ngi sa la nga gëm dañoo ñëw sama kër def des actes de vandalisme dugg ak suñu kër ay paaka song suñu waa kër. Heureusement j'ai eu la présence d'esprit woo les autorités qui ont rempli leur rôle pleinement yónnee ma sécurité bu dul woon loolu tey bu ñu xëyee fii ay blessé maara dey taal yi di ngeen ko fi dégg. donc loolu moo fi xew ñëw di intimider nit ñi di jaay violence di jaay doole ñun nag jaayuñu doole dañoo jaay di wane li suñu candidat liggéey wane suñu profilu candidat wane ñun sénégalais yi wóolu nañu. loolu mooy wax bi du xeex wax bi du dóorante wax bi la 24 la incha allah ñu xam ni ñun la sénégalais yi wóolu. monsieur Taba na ngi nii dañ ko si koñ bi si lañ ko fekk jël ay ni de kub dóor ko si loxo moo mën na waxal boppam. comme ni ko honorable waxee rek je suis responsable APR Thiès Est Ndongo Tabane démb bi nga xamante ni dañoo dajale ko fii ñun ñëpp di xaar suñu ay naataango yu war a jugee jàmm gën ñëw def caravane muy président Abdou Mbow bi nga xamante ni wax nañu président mu ngi côté kër Maodo man ma ni ak sama ñaari collègues yi ma àndaloon Ibrahima Babou ak Vieux Dia ma ne leen comme ñun côté bee lañ dëkkee damay ragal mu jaar sama wetu kër nañ dem kari caravane bi léegi ñu jóge fii di dem di kari caravane bi léegi bi ñu demee rek am benn véhicule Peugeot 406 bu gris DK mat 406 bu gris voilà léegi bi mu ñëwee rek daal di def demi tour mel ni luy jib su ñun man xaw ma lan la sax ma ni mais lan la rek ñu wàcc ñëw attaqué ñu yéen la ñu génnee jaasi dóor ma ko ci loxo heureusement mu dal sama baaraam bu ndaw bi mu dagg dañ ko ñaw ñu ngi yore woon gourdin ñu dóor ma ko si diggu ginnaaw daal di may caxatee dóor ma mujj gi dama daw dugg ci benn kër sinon dañ ma doon rey noonu la demee. may wax ne aussi violence bi nga xamante ni ñoom moom la ñuy woote li muy wone rek mooy xam na ni dañuy ñàkk le soir du 24 février incha allahu rabbi parce que ñun suñu candidat ku ko xam muy le président Macky Sall xam ni moom du wax ju ñàkk teggin du wax waxu violent jàmm ci la jëlee réew mi 2012 te jàmm jooju aussi si la ñuy jëlaatee réew mi le 24 février incha allahu rabbi ñun amuñu dara lu ñuy ragal amuñu dara lu ñuy tiit waaye violence ku ñu ci woo doo ñu ci fekk parce que ñun jàmm la ñu bëgg a jëlee réew mi ñuy wax encore une fois nañu bàyyi li ñuy def nañu def seen campagne ci jàmm sinon ñun ñi nga xamante ni ñun la ñu attaqué dinañu jël suñuy motukaay ba mu sëkk ndax ñun kenn duñu xokkat loo duñu ay ragal loolu laay wax di wax rek nañu delloo ci seen xel te xam ni politique bi ñuy def du politique bi nga xamante ni moom la sénégalais yi bëgg sénégalais yi jàmm la ñu soxla sénégalais yi jàmm la ñu bëgg te ñun incha allahu rabbi jàmm jooju ci la ñuy dox ba may suñu candidat deuxième mandat incha allahu rabbi bon. waaw Ahmed Mbaye je suis vice-coordonnateur du comité électoral de la commune mais je suis aussi le chargé de la communication au niveau du comité électoral du centre Modou Kane mu nekk le plus grand centre de la ville mais aussi de la région de Thiès mu nekk enjeu bu am solo alors li xew honorable wax ko sunu frère Tabane wax ko ci lay dellu si très rapidement mooy des événements malheureux yi fi am xam nga am na semaine ci ginnaaw am na su benn jigéen buy ànd ak première dame bu organisé woon ci angle ba fële
man maa nga foon comme invité man maa gis waa réew mi yi xam nga man duma leen sosol ñu ànd ak les véhicules du maire de la commune ak ay oto personnel am ñu wàcc ci oto yi di sànni ay xeer agresser des femmes toj ay bopp foofu ba ñooñu dañoo bëggoon a plainte ngir wut jàmm rek ñu ne nañ bàyyi noonu keroog j'ai même appelé le préfet pour saisir ko parce que du luñ ma nettali li ma fekkee la am na nag ñu ma gis ci vidéo bi ñuy wax ñoom waruñoo wax dañ leen a war a woo yedd leen parce que maa leen gis ay xale di sànni xeer jóge ci seen oto te artu wuñ leen donc ñoom bëgguñu jàmm bu ñu bëggee jàmm nañu bàyyi cortège yi ñuy dogaale te jàmm le président Macky Sall woote moom la kilifa diine yi woote Serigne Abdou Aziz mu mag ma yàlla yàlla yokk leeram danaan wax maslaa baax na loolu waaye bul nangu ku la maasale wut jàmm tekkiwul ne da ngaa ragal la woon dafa won ni xam nga li xew mooy Cité Lamy gii comité électoral bi dañoo investir le terrain fu ñu dem kilifa diine yi recevoir ñu notable yi recevoir ñu ñuy wax ak waa Cité Lamy ndax dañoo am lu ñu leen wax nag ak lu ñu leen won Idrissa Seck jox nañ ko 40 milliards 2004 benn centimètre tali duggul Cité Lamy mu ne quartier yooyu soxlaaguñ tali loolu waa Cité Lamy dañ ko war a xam président Macky Sall Cité Lamy woteelaguñ ko pourtant dugal na fi ay tali ci Promoville te tali day développer ab quartier tey bu tali yi paree bii su tata yi dañ fiy dugg su paree éclairage topp ci assainissement topp ci projet ONAS topp ci ñu defaraat école Modou Kane defaraat poste de santé bi ñun loolu la ñuy wax waa Cité Lamy ñun ñuy déglu moo tax waa réew mi dañoo jànnaxe dañoo tiit ñu commencé nag di intimider nit ñi waaye ñoom war nañoo xam ne ñun bëgg nañu jàmm waaye am nañu fulla am nañ fayda lu ñuy def rek ñoo leen ko dàq waaye jàmm moo ñu gënal moom la ñuy choisir moom la kilifa yi woote dama bëgg nag ñoom ñu xam ne tey la ñuy gën a dugg ci quartier bi tey la ñuy gën a caravane tey la ñuy gën a proximité ànd ak tous les responsables démb honorable ak ñu fi nekkoon yaayaal yi ñoom ñoo téye xale yi sinon dañ doon dem riposter te bu ñu riposter woon leneen mun na am donc ñun jàmm la ñu bëgg famille bii ñuy wax mook ñoom ñoo dëkk ñu nax ñoom ñoo dëkk ñoom xam nañ bu baax nañ bu ñu jëlu teraanga yóbbu foofu du ñu fa yóbbu safaan loolu moom war nañ koo xam loolu leer na maintenant nag bu cortège rombé ñu sànni ay xeer fitna xam nga bu jógee yow xamatoo loolu lan moo xew lu ne mën naa xew ma gis leen ñu téye ay grenade lacrymogène damaa foog ne constat police moo koy def kan moo lan moo ñu wóor ne ñoom indiwuñ fa loolu xamuñu ci dara parce que damaa jàpp ne yow boo mënee jël grenade preuve bi nga naan da nga koy yóbbu doo xaar police ñëw pourquoi ngay yàkkamte jël grenade donc wax ji mooy ñun jàmm la ñuy woote waaye fulaak fayda moom dañ ko ciy jëmbat ba mu mat sëkk ma bëgg nag wax responsable APR yeeg ñu bokk ci mouvance présidentielle bi ñëpp na ñëpp takk seen ndigg fa mu gën a kaayoo ba fu mu gën a suufee ñu waajal élection yi bu baax a baax ci sérénité fulla fayda jàmm ak wax ak nit ñi ñun nekkuñu ci di sànni ay xeer c'est la deuxième fois ñu koy def nit nag olof nee na bukki bu yabee dabee ponkal ca doxin bala donc nag am na loo xam ne nag il faut savoir raison garder jàmm la ñuy wootee famille bi li leen dal kenn yéenewu leen ko waaye nag nañu moytu di yee fitna te responsable boo ñëwee ci kii da ngay laajte xam lan moo xew mais doo wax n'importe quoi li ñuy wax lu ci bëri amul ay bali fetal ak lu la ñuy tudd ko heureusement que yàlla def na ci sutura gis nga suñu ni ñu saccagé suñu siège tuur fi ay huile saccagé ko maa ngi dégg ñu wax na dañoo saccagé seen siège benn poster rek bu fa nekkoon moom lañ daaneel loolu xam nga du saccage buñ ko doon saccage comme nii yow boo génnee nga filmer fii nga gis liñ fi def ba nit sax mënatu koo defar donc encore une fois li ñu leen di wax rek mooy ñun waa Sénégal ñun waa Thiès jàmm lañ soxla te élection yi comme ni ko président Abdoulaye Wade waxee féete na boor Macky Sall da leen ni raw lu sori incha allah
ñun nag Thiès nag dañ ñoo tënkoon dañoo bëgg a tinkiku moo tax nag ñun li ñu gisagum Cité Lamy tendance bi ñu gis bu gënee continuer mooy waa kër Idriss Seck dinañ lem seeni bagage abal ñu loolu moo leen tiital te xam nañ ni ku gañee Cité Lamy gañe nga est donc nag xam nañ ni lu tax waa réew mi di rappi fu ñu gis caravane Benno Bokk Yaakaar wala ko ànd ak Macky Sall ñu taal sa oto topp la mais loolu provocation la il faut que ñu arrêté loolu na ko autorités yi xam ñëpp xam ko ñun li ñu yitteel mooy wax nit ñi argument ñun dañuy wax ay argument moo ñu gënal di saaga wala ñuy xaste jàmm nag la ñuy woote ndax ñun ñëpp ñoo dëkk bu ñu tojantee suñu biir du Macky Sall moo koy yëg du keneen moo koy yëg ñun suñu bopp ñoo koy yëg ñun waa Cité Lamy dañu war a bokk ndey bokk bàyyi wote ci jàmm ku ne seet li la doy te ñun li ñu doy mooy président Macky Sall ndax moo def ci koñ bi nga xam ne moo ñu gënal ci Thiès Cité Lamy ñu gënal ci Thiès président Macky Sall moo fi dugal teraanga moo fi dugal ay tali kon moom la ñuy jox bopp ki nga xam ne boobu ba léegi day wax rek def ñu grenier électoral bu ñëwee ñu watal ko mu tàccu dem bu waree defar mu defar centre ville bi bàyyi fii loolu dañ cee sonn dañ cee tay waaw donc loolu la ñu amoon di wax ni incha allah le 24 responsable yëpp dinañ mobiliser militants yi ñëpp dem voté comme ni ko honorable waxee te une victoire éclatante la ñuy xaar ci centre Modou Kane kon Benno Bokk Yaakaar ak ñi ànd ak président Macky Sall tey boo duggee fii sonde nit ñi di nga xam ne waa Cité Lamy jox nañu Macky Sall bopp parce que moo leen ko ji nag waaw.